mbokk internet yu Sénégal TV nee naa la Moussa ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn ba tax na maa ngi madame Thioye ba géej gi fer Mbène Diop borom rubrique Cas Cas tey lan mooy thème bi. xanaa kontaan rek ci Binta di la wax ne tey nag damaa def driyanke waaw ndax suñu maman lañ fekk si. gis nga ko comme d'habitude docteur u jeeg ji médecin yi ni ngeen ko tuddee baax na. tey nag ñu génn tey fu nooy fu am solo lool muy maanaam nan la ñuy waajalee jigéen pour mu dem ci këram. mu doon thème bu am solo madame Thioye. macha allah maa ngi leen di remercier voilà di leen dalal comme d'habitude kontaan naa di tasewaat ak yéen. damay ne chaque jour mu gën a am importance ndax lu am importance ngeen indiwaat tey di leen nuyu di nuyu suñu équipe suñuy ay caméraman nag staffam yépp ci gannaaw macha allah ñu ngi leen di nuyu. voilà di leen souhaiter les bienvenus en quelque sorte. di kontaan aussi ci thème bi ngeen indi di kontaan ci internet yi yàkkamti vidéo yi xam nga fans yi pratiquement tout le monde. soppe yi mbokk yi et tout ñu ngi remercier ñëpp. vraiment di leen dalal di yàkkamti aussi dajawaat ak yéen. wax ngeen nag lu am solo macha allah parce que xam naa ne thème boobu ngeen indi moom. thème bu nekk am na solo mais boobu itamit lu am importance la macha allah. comme ni ko Binta waxee. sama maman moom comme d'habitude duñu may dara mais tey ñun dañ koy lancer défi ndax boo gisee plateau bi xam ne dañ koo pelloo tey dara du yomb. waaw gis nga maman ma commencé rek. ci comme niñ ko waxee ci thème bi rek. nan la ñuy waajalee jigéen pour mu dem ci këram. parce que nag bu ñu xoolee sëy léegi ni mu demee ñoo xam ne préparation manqué na. fan la problème bi nekk maman. waaw chérie pour commencer nag dana sori du ma ne wàccaay bi rek. parce que xam nga dañuy wax ginaar ak nen ban moo njëkk ñi ne ginaar ñi ne nen dina dellu siwaat ba ci suñu temu tey bii xam ngeen lu tax. parce que bu fekkee ne dañ ne danga war a yor doom pour waajal ko mu dem ci këram Binta bu fekkee ne doom boobu tey yaroo ko fi nga ko war a yaree tànnaloo ko yaay ju baax ngay teg ko ci droit chemin bi nga soxla tey pour nga am koy waajal muy dem ci këram dina jafe du yomb benn yoon. parce que munoo yàq nit ba mu am benn instant lu ñu wax jàpp bant bàyyi ko noonu ba mu wow nga ne na nga ko jubbanti mënta nekk. te dañuy ne pour nga réussir vraiment ci say njaboot il faut da ngay choisir seen maman déjà yaa ngi wax waajal sa doom mu dem man ma ne tànn soxna xam nga gën naa sore kon lu am importance la ndax jigéen tey bu fekkee ne en fait dañ la jël te jëleewuñ la fi ñu la war a jëlee mu nekk xëj na wax bu xaw a jaxasoo mais di ngeen comprendre ci ni ma koy expliquer parce que li tax mooy tey bu fekkente ni ne ku góor dafa war a jóg tey dem toll ci am soxna war a dem takk ji comme ni ñu koy waxee pratiquement critère de choix yi dafa xaw a limité ci yenn côté yi tey li ñuy def mooy ñi nga xam ne dañuy tase quelque part rek bu ñu tasee xam nga coup de foudre yi yéen a ma gën a xam moo ci gën a bari gars yi tasee 2 jours amul sax lijjanti wante bëgg naa ko toll naa takk dama koy takk kay ne bëgg naa ko moom laay sëyal na ma takk su ko defee problème yi dañuy daal di ñëw dugg ku nekk xamul jikko moroomam takk nga soxna commencé ngeen am ay doom problème yaa ngi ñëw doom ji nga xam ne tey dafay màgg ci keppaar boo xam ne du am jàmm du am harmonie du am yar du am jullite kooku tey ban façon moom yaay la war a doon ëllëg en quelque sorte mu nekk lu am importance parce que dañuy wax ne tout le temps en fait nee nañ booy nàmpal soow bi dafa am importance dégg naa saa neex di wax loolu voilà mu nekk wax bu banal mais wax bu am importance parce que gis ngeen ndey dafa am torop solo ci doom te tout le temps dañ koy wax di ko bàyyi mais war nañ di ci delluwaat parce que fi mu ne dañoo moderniser affaire yi de sorte que dañuy sax fàtte démb alors que lu am importance la man boog ba fi ma toll ci li may jàngat ci expérience musuma gis ku dul doomu sëykat ku nekk sëykat amul wala barewul c'est dans de très rares cas yàlla dinay def exception ci yenn situation yi mais du ci situation yëpp donc du coup di nga fekk kenn toog nga xam ndeyam rek nga xam ne kii dina fi toog nga fekk ndaw nu ñu koy waxee xale bu jigéen toog ci kër nga ñëw lijjanti xam fu mu jógee booy dem di nga leen dolli ne di ngeen lambiwaat keneen parce que dina la leer ne du fa toog te léeg-léeg wax boobu day ñëw justifié wu alors que dafa am rek foo ko teg mu nekk lu am importance kon bu ñu jógee ci tànn yaay ju baax dem ci yar doom ni ñu ko war a yaree xam nga jigéen bu fekkee ne da nga ko yar ni nga ko war a yaree doo ko sax tiital wàccaay bi loolu la déjà parce que soo amee sa doom bu jigéen nga éduquer ko ci ni nga ko war a éduquer jox ko importance jox ko ay valeur jàngal ko liggéey jàngal ko mu jàng nag alxuraan ak école su dee jullit la su dee jullit religion bu mu munti nekk tey am na droit wu gëstu la ci religion parce que religion yëpp ñoo bokk lu ñuy tere pratiquement booy xool te ci Sénégal lañ nekk société africaine lañ nekk en quelque sorte
donc tey daanaka li ñuy bañ lépp benn la donc du coup amatul foofu lu ñu naan lii moo valable fii valableul fële baax mënul ba nekk baax ba ci kanam mu nekk bon c'est impossible donc du coup nañu xam fi ñuy choisir di jël temps pour jéem a yar suñu doom yi def ci ñoom ay valeurs préparer leen de sorte que ce jour boobu ngeen di wax ñëwee dootul nekkati benn formation buy jar sax ngay toog di wax da lay leer ne li nga doon bëgg a cultiver ci kii yëpp am nga ko ci macha allah nga ñaan yàlla rek mu mottali nga jox borom këram mu mottali parce que góor yi day mottali jigéen ndax dafa am phase boo xam ne parents yi ci la ñuy toll yem ci mu am responsabilité beneen buy commencé foofu yàlla jox ko kii borom kër gi mu war koo mottali kon nag dalal bi ci relation boobu yëpp la basé wu en quelque sorte voilà. waaw mais ñoo ko déggandoo lu mu wax am na solo lool mais yaay booy tey dañoo gis ci kër yi ñu ngi am problème bu bari est-ce que tamit loolu warul problème yooyu noonu. waaw ñàkk naka laa koy waxee ñàkk naka laati formaté sax la ñu wax voilà xam nga nit bu fekkente nii ne defuñu ci moom li ñu war a def ci moom dafay am lu bari lu manqué ci moom problème yi ci kër yi moom tout le temps ñu ngi ciy waxta du jeex mën na jógee foofu mën na jógee feneen parce que ku yarawul moom yarawul en aucun cas xam ngeen ne ku ndeyam yarul baayam yaru ko wala xëj na société def na ci moom loo xam ne pratiquement kenn mënatu ko wëlbati kooku tey bu ko borom kër jëlee ak lu mu baax dana am problème parce que dana ndax ñun ku ne xam na ne sëyaloo jëkkër kese ci kër gi nga jëm am na belle famille bi foofu même bu dee da ngay beru ak sa jëkkër kese aussi tu appelé nga am benn relation ak sa belle famille donc problème yooyu mënul ñàkk parce que ni ngay mel mooy tax jigéen daal je me dis que ne ñu yar ko forger ko formaté ko defal ko formation bi ñëpp di xaar ci moom mooy jàmmam ndax loolu mooy tax fu mu dem dina fa mën a toog te it comme sëy dañ naan neexul nañ delluwaat ci loolu boo formé nit ki ba mu am yenn force yi dina ko permettre bu ëllëgee leneen lu mu dem mu génn ci en quelque sorte parce que boo xasee am yar di nga mën a génn ci yenn situation yi loolu la yàlla dogal il faut ñuy forger xale yi de sorte que ñu di leen di waajal ci situation yépp pour ñu gën a mën a génn ci yenn situation yi maman dangaa wax sànq lu am solo mooy ca yaay la ñuy tànn d'abord balaa ñuy wax doom loolu su ma juumalee sax diine da koo wax ba pare bu loolu lépp amee yaay ji moom lan la war a taxawee waaw chérie yaay ji ni mu war a taxawee mooy taxawaayu ndey rek xam nga ndey moom pratiquement dafa war a déjà vigilante dafa war a yaru moom ci boppam parce que nee nañ balaa ngaa yar kenn danga war a yaru ba pare yaay joo xam ne pratiquement lu ko neex nga koy dégg muy wax nu ko neex lay comporté woo dina la yónni fu ne xam nga kooku tey mënut a def ci yow benn valeur te yaay joo xam ne dina la yónni lebi dina la yónni abbi dina la yónni ci caaxaan yoo xam ne leer na ne lii sama yaay di dox du dëgg boobu doom tey boo bëggee taxaw wax ko dëgg du jàll parce que defoo ci moom lu tax nga war a taxaw di def wax ci moom dara mënut a nekk ndax booy xool doom jooju moo la tane kon tey bu fekkente nii ne yow ni nga war a mel da nga ko mel ba pare macha allah day yomb trop pour li nga bëgg a def ci sa doom nga def ko foofu moo tax ndey ji il faut d'abord moom mooy njëkk a yaru ba pare moom laa la wax ne la cycle la mu ngi mel ni ginaar ak nen cycle la rek li nekk fii mooy wàcc fële mooy dellusiwaat mooy yéegaat parce que doom la rek ak yaay doom boobu mooy nekk yaay ëllëg elle est appelée à avoir des enfants mooy nekkaat seen parents ëllëg doom yooyu muy am ñooy nekkaat ay parents ëllëg doom yooyu ñoo war a am ay doom pour éduquer leen ëllëg donc dafa am loo xam ne ñun il faut c'est comme un relais un course de relais dafa am loo xam ne boo ci yeggee da nga koy joxe kooku continuer ko ba am fu mu yegg mu am keneen ku mu ko jox ko doomam en quelque sorte te dafa am valeur boo xam ne bu xasee nekk ci yow munta yàgg ba yàqu du wadd benn yoon comme ni ko olof yi di waxee doo mujjee puso bi muy réer lu am importance la jigéen dafa war a diiñ dafa war a am ay qualité yoo xam ne ku ko xool da nga koy naw ci moom jigéen dafa war a doylu jigéen dafa war a am fulla am classe te du mer wala kanamam di yàqu ba fu mu toll mu mel ni ku ñu def dara parce que dafa war a oyof aussi ba mel ni mbaxana jigéen dafa war a déggal ay waajuram ba muy am borom kër mu convertir ci loolu continuer dundam ñaan yàlla am njaboot bu baax parce que loolu la ñu sant ci suñu diine je pense bien. am na solo soxna Binta tey dama koy siif ci yow xam naa ni kàddu gi yaa ko moom waaw mais bàyyi ba continuer ndax waxtaan bi dafa am solo te comme ni ñu koy waxee rek bu ñu waxee problème yi ci kër comme ni ñu commencé suñu thème rek mooy waajal ba ci la lépp nekkee ci la problème yi tamit nekkee man constat bi ma defoon du ma ko nëbb dama koy wax tout le temps daf ma metti si jigéen ñi man benn seetlu laa def si kër yi mooy jigéen ñi dañuy préférer jënd benn mbubb
sañsee que jënd yu baax comme yii ñu fi fekk baax yi di ko bëggalee seen borom kër. maman lan ngay wax ci genre jigéen yooyu nga xam ne intimité zéro. waaw loolu nag am na xam nga moom la ñuy tuddee jigéen seti ganaar. waaw ndax boo tasee ñoom ci biti da nga yaakaar ne seen kër dara jeexu fa. dara jeexu fa pas dans le côté matériel mais set d'abord. parce que xam nga ndaamu bu yabee njoor rek ci doxin bi la. du noonu. te dafa am loo xam l'habit ne fait pas le moine. mën nga sañse mën nga mel nu la neex. te loolu sax mën naa ne finalité lenn la parce que am na loo xam ne tey boo ko gisee ci madame Thioye dalay leer ne boo demee fa mu dëkk it noonu lay war a mel. mu am nag tey loo xam ne dina xaw a trompeuse parce que di nga ko gis ci nit nga yaakaar ne noonu nga koy fekkee këram alors boo ko fekkee këram nga xeeb ko en quelque sorte. ñu di ko yeddee suñu morom jigéen yi bu baax di leen wax ne lii valeur ci jigéen ñi. bu mu nekk benn partie kese ci yow parce que du li ngay wone en quelque sorte valeur ci biir lay nekk. day jógee ci biir génn ci biti. mais valeur du jógee ci biti kese maanaam ñàkk nekk ci sa biir ëpp na parce que tey ku la fekk fi nga nekk rek dootul nawloo. am na solo mais sama question dama ciy xuusaat tuuti. amul problème voilà parce que ba léegi ñu ngi ci côté sañse ak kër gi ni nga ko war a toppatoo. mais bu ma waxee intimité si côté relation. bi nga xamante ni moo dox si diggante jëkkër ji ak jabar ji laay wax. parce que ji nañ ma balan jeeg ju ci bari léegi robe 2000 la ñuy fanaanoo. ay wala 1000 francs wala 1000 francs ma may la parce que xam nga am na nuisette yi chinois yi nga xam ne loolu laa leen di wax man leen man yoruma nuisette yi nga xam ne bu la neexee ngaa ngi sa gémmiñ rek log ko fii toog waaw ni lay toll boo ko dankee non mën na xëj na ci sa loxo néeg dafa laaj investissement nañ waxante dëgg néeg dafa laaj trop investissement bi soxna Binta parce que xam nga li tax nit mënul ne en fait yëre bi may sol nii di ko demee xew rek moom moo nekk sama fort waaw su guddee su ma amul sax bu ma jëlee sama benn Serovax fanaanoo ko sama di rien kooku du jeeg bu baax ndax jeeg bu baax dafa war a investir d'abord ci biir néegam balaa moo investir ci biti en quelque sorte dëgg la li ngay sol di taseeg sa nawle yi ci la bokk mais je me dis que ne dañ la war a gërëm ci sa kër ba pare te du góor ñi duñ gërëmee noonu rek de non duñu gërëmee noonu rek nee naa yor góor investissement la dama ciy delluwaat investissement la dafa am lu mu laaj ci boppam am na coût am na charge te il faut ñu ñeme ko en quelque sorte parce que nag lexit kese ni ma koy waxee naxul bay ku ci sàggan ba sa waay romb la ba jàdd koñ rek am lu bees lu mu fa gis ñàkk nga ko dégg naa ko quelque part maa ngi am benn vidéo boo xam ne bu doy waar dama réew a sonn parce que nee nañ góor ñi moom li bees rek loolu la ñu gis li présent quoi danañ leen ko nangul ndaxte lu bees neex ba mu des bàmmeel mais nag su pënd bu wuree jéeg bu ne xam fa nga toogoon dafa am trop importance dama koy ñaaxee trop jigéen ñi man dama bëgg ku ne diiñ ku ne peser sa bopp xam sa poids rek toog jàpp sa njaam lu am importance la parce que gis nga jeegantu moom amul njëriñ wax bu bari yoru ko dangay def nit ñi di gis même boo deful pour nit ñi nga def pour ki nga xam ne moom la yàlla boole li may wax dama ci delluwaat c'est un investissement am na solo léeg-léeg ma ne xale yi am na feru 100 000 yuuxu am na benn fer boo xam ne 100 000 francs waaye ragal naa nga takk ko bër set ñu tegal la caabi 4x4 bu baax looloo am solo Range Rover yu bees yii loolu la war a doon gis nga waaw wala nga am sa benn VIP bu baax léeg-léeg ñu tabaxal la benn villa bu am solo def ci sa tur jox la caabi ji nga téye léeg-léeg ñu invité la weekend nga dem sali xam nga loolu dafa am yoo xam ne duñ ko forcer duñ ko créer continuité la rek moom kontaan na rek yow nga kontaan mu jeex tàkk sax mais waxuñu sax en dehors de bien yi mais dama ne la sa borom kër xëy mu leer na kii li nga ko defal si guddi moo tax mu bëgg rek da koo jàpp ëpp na ko wallaahi même bu la joxul dara gis nga xol bu sedd moo raw ñaan am na solo xel bu sedd moo raw ñaan te comme tout le temps ñun barke kese la ñëwul mais pourquoi pas ñuy dox ci ba jeex affaire yi amul demi mesure qu'on se dise la vérité jafe na nag da nga yàq say nelaw di nga sa poche dina bënn loo gis di nga ci jéem a dox di nga gëstu di nga jël benn madame Thioye 30 minutes pour mu jox la ay conseils ay rubriques yu bees fayam fu ma war a génn dama ciy ñëw ak yow ba jeex parce que man lépp luy neexal kër ji daf may jaral sax ñàkk toog reer sama reer ba mu yegg il m'arrive may kii xale yi maman tegal ma ne leen mënuma ko kii ma soxla nii xëj na mënul xaar reer bi xëj na su ma paree léegi-léegi il m'arrive ma satisfaire chérie cliente ba dootuma xiif sama xol bi day sedd ba nga xam ne li may wax ni yàlla rek laa koy seeree parce que gis nga yaakaar dafa fort te ki bàyyi ñëpp ne yow la kooku mënuloo koo fay en aucun cas
loolu moo tax nag chéri du ñu jóg ci di jéem a innover du ñu jóg ci di jéem a épater parce que gis nga il faut góor ñi ñu am suñuy feemu bopp yu ñu leen di téye togg bi dina neex wax bi dina neex di nga def temps wu ataaya bu doy waar di nga def sa tee def ci say mantal yu kenn xamul yaa xam génnal fu la neex mais na lépp neex na am na solo soxna Binta damay lay delloo sa kàddu ndax dama koo sàccoon waaw ci yow yow xam naa dama damaa mais jéeg notee bien waaw ñoo ko dégg na waxtaan bi neex na trop mais tamit du teye ma xuus tamit ci thème bi ci biir thème bi tamit ndax dañ ni ñuy waajulee jigéen mu dem ci biir këram ndax gëm naa ne boo waajulee jigéen ba mu yor nu mu war a mel nga dugal ko ci kër jëkkëram guddi jot nga war koo jébal jëkkëram yaay loolu lu rëy la ndax tey jigéen ñi ci bari loolu dañ koy foowee léegi jigéen ñi fonkatuñu loolu ñoom toi et moi la ñu xam guddi jot nga wéetoo sa jëkkër yow kese te am na ñoo xam ne ñu ngi continuer li aada boobu ñu ngi koy topp guddi jot ñu jébbal sa jëkkër te loolu lu rëy la dafay dëgg Binta parce que xam nga li tax ñun liñ fi fekkoon comme li ma wax sànq waruñu benn yoon en aucun cas ñuy nangoo mujjee puso bi muy réer tradition la et c'est une très bonne tradition parce que dafa ànd foofu dafa converger ak suñu religion parce que dañu aaye ñu ne ñu muy jigéen muy góor comme ci mun ci doon tey amoo droit wu mën a découvrir sa prochain sa morom maanaam sans que nga am jëkkër wala nga am jabar pourtant ñun rek jigéen ñi lañ ciy ciblé et pourtant règle boobu dafa valable pour góor ñi aussi mais malheureusement comme ñoom xëj na leen dara duñ leen ci fekk ñun ñoo gën a exposé wu ñun lañ koy gën di fàttali mais ba tey baax na mais damay fàttali nit ñi ne loolu ñun ñëpp la concerné buñ ci delluwaatee ci valeur yeeg relation yooyu nañ ci yemale góor ak jigéen ñi ci biir kër gi parce que valeur mënul passer valeur te loo xam ne tey munoo fexe ba mu dagan munoo koo rafetal ba mu dagan kon ñun mënuñu choisir fu muy normalé ak fu mu dul normalé de loolu donc c'est une parenthèse pour ñu bàyyi xel ni góor ñi it dañ leen war a ñaax ci loolu soxna Binta gis nga loolu dafa am trop importance ndax gis nga góor du ma wax ñëpp mais am na ñoo xam ne loolu aussi dina bokk ci facteurs yi ñuy xaaree jigéen en quelque sorte dina bokk ci facteurs yi nga xam ne ñu ngi ciy prévoir jigéen voilà mu nekk loo xamante ni pratiquement pour ñenn ñi nga xam ne tey ñu ngi koy xaar trop bu fekkee ne gisuñ ko mën na nekk déception mën na yàq lu bari ci relation bi mu nekk lu xaw a dangereux lu xaw a dangereux parce que mën na indi yabeel mën na indi leneen mais nag dama leen di wax ne boobu benn facteur la parmi tant d'autres en quelque sorte boobu noonu ñu tudd léegi problème mu virginité affaire yooyu c'est une facteur parmi tant d'autres parce que gis nga man du ma wax ne affaire virginité damay wax ne jigéen bu am dignité man loolu laa ko mujj convertir parce que voilà c'est une femme qui a sa dignité en quelque sorte une femme très digne en quelque sorte parce que gis nga dignité boobu moo lay yóbbu ci facteur boobu moo lay yóbbu ci facteur yi ci des et comme du foofu kese parce que gis nañ fi tey dañ koy gis des exemples très banals dans le quartier nga gis ne kii tey ñu ne jébbal nañ ko jëkkëram ñu tëgg fecc coow mu jàll kooku maara day taali jëkkëram tukki du am sax 6 mois après ñu ne dafa am doom ñu ne benn surga bu ci kër gi wala dans le quartier kooku moo ko ëmbal na ma yàlla baal nañ ma jégal ci terme bi mais kooku tey durant toute sa vie valeur yi ñu doon def ci moom ak yëpp ba mu yegg si foofu xam nga li gënoon jafe mooy son enfance tey bu yàlla defee nga mën a traverser période boobu ba nga am foo yegg si je me dis que ne da nga war a yeewu nag ci yenn piège wu dëkk bi ci yenn piège wu vie bi en quelque sorte ba nga mën ci échapper bu baax a baax xëj na bari na loo xam ne comme ay jullit lañ dinañ ko nangu comme ndogal mais dañu ne aussi ñun nañu daw ba ku ñu seen xam ne daw nañ parce que am na loo xam ne mënul ñàkk te li mënul ñàkk foog mu am mais nag il faut tamit ñun ñu def respect ak dignité boo xam ne ci ñun tey ku ne dina mën a taxaw setal ñu ndax tey ki nga xam ne set na ba toll ci benn point am jëkkëram lépp tout ça passe bien jëkkër jooju romb ko dem mu commencé oyof sër di taxawaalu di dugg ci yenn relation yi di taxawaalu di am ay xarit yu koy utal ay far yana dafa exister mu doon lu déplorable xaste bu ñaaw bu metti ci jigéen ñi kon dépassé nañ cadre virginité fi mu ne moo tax dama lay wax ne jigéen dafa war a digne dignité boobu moo war a dellusi pour toute sa vie et pendant toute sa vie jusqu'à la mort du ko wàcc benn yoon ndax ni nga war a mel munoo am droit ne dama koy mel tey bu subaa duma ko mel jigéen dafa am lu mu war a sàmm ñëpp sax laay wax liñ ñi teree daganul ci ñun nañ ko bañ nañ ci taxaw nañ ko daw ba fu mun a yem ndax lu rafet moo gën lu ñaaw te am na loo xam ne nettali bu du nice benn yoon kon il faut ñuy bàyyi suñu xel ci suba il faut ñuy bàyyi suñu xel ci nettali il faut ñuy bàyyi suñu xel ci suñu avenir
voilà parce que loolu mooy tax ñu mun a def ñun tamit ay valeur ci suñu njaboot buñ ñu yab nañ fexe ba buñ ñu yab parce que relation yooyu li ci gën a metti mooy yabaate lay indi diggante ñun ak borom kër yi diggante ñun ak mbokk yi diggante ñun ak quartier bi te finalement yooyu yëpp fekk na ñun la jigéen daal dafa war a téye tànkam te tànkam encore une fois te tànkam pour une troisième fois jëkkëram nekk xaritam jëkkëram nekk confident wam jëkkëram nekk complice am xarit yii nii ça n'existe pas ni ñu waxante dëgg amul daf koy niru rek waaye du moom tey koo dénk mu jàllaleen la kenn dootul la téye il faut ñu jéem a xalaat loolu bu baax a baax te lépp lu ñu lay xeebal amuñu ko nañ xam loolu lu la sa xarit di xeebal yoru ko comme nag ñun borom kër yi la ñu yàlla booleel temps bi ñuy passé ak ñoom moo gën a bari nañu concentré wu ci ñoom dénk leen suñu ñëpp lépp comme ça complicité boobu dina dem ba nga xam ne lépp lu ñuy dugg ñun ak ñoom la te de loolu dinañu génnee ci situation yu bari ndax ki dul umpante ak borom këram bari na bêtise yoo xam ne moom romb na ko du ci dugg benn yoon parce que duñ ko seetaan mu di ci duggoo du ko sax xalaat mais kiy nëbbatu mun na def lu ne kiy ànd ak ku ne mun na def lu ne kon nag il faut loolu ñu koy sóoraale. jërëjëf madame Thioye dégg nañ ñu am solo yi nga wax nañ dem publicité te dellusiwaat retour sur ce plateau Binta. waaw men yow laay déglu ma xool la nga indi tey ci table ci sa côté rubrique cas-cas. comme d'habitude rek man yaa ma gën a xam. xam nga moom dañ naan madame Thioye kër jéeg. mais man moom dama am sama appellation bopp. sage-femme jéeg ji laa koy woowee. ndax li mu fi gis ci boppam moom moo ma xaw a yëpp. doy na waar doy na waar. ñu commencé ci yi ñu gis ci peñe yi. maanaam dellu cosaan tey la ñu wax de. waaw sama xam-xam nag bariwul ci affaire yi. dëgg la mais dafa mel ni lii mbiru cosaan la loo may wax ci lii. waaw lii xoromu Mali la chéri dinaa koy faral di wane ci émission yi c'est parce que gars yi aussi dañ ma ci faral di pousse en quelque sorte voilà domaine boo nekk nag day jaar nga di ci gëstu comme gars yi nee nañ maay docteur bi nangu naa nekk seen docteur amul problème kon nag docteur moom dafa war a wut tout le temps ay médicaments moo tax tout le temps rek ñu ciy dellu te xam nga comme lii moom ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñu ciy bëgg di dellu à chaque fois chéri lii xorom la xoromu Mali la xorom bu ñu mocc en quelque sorte dafa baax trop si jigéen foofu laay yem am na solo xorom bari bokkul mais bii mooy pire voilà ñu ñëw ci beneen bi lii de man lu may nuroo sax gopp maman loo may wax ci lii cey madame waaw dama naan la fontul ba pare waaw waaw gis nga xet bi jarul fontu parce que mu ngi ma doon xëy gis nga macha allah lii moom ci xeetu xet bu neex la voilà kese xam nga damay wax ne gis nga jigéen dafa war a xereñ te du nekk xarañ loo bien que sama kii la voilà dafa war a xereñ day xalaat dégg ko fi mu dégg nga gis nga danga war sa néeg tey sa matelas sax bu ci sa borom ko tëddee bu jógee beneen matelas bu mu tëdd mu xam ne tëddoon na ci matelas am na solo waaw marqué say empreinte daal maanaam bu jógee sa néeg ñoo tëdd nee xale yi dina xam ne dëgg mu ngi ci néeg xale yi nag dëgg neexul parce que gis nga xam nga jógee sa néeg dem feneen muy nuru sa néeg rek defet la ci jigéen jéeg ji noté leen nangu naa loolu am na solo gis nga ñu ñëw ba léegi waaw non dama ciy ñëw pareegul dañ koy def ci lal bi allez-y maman li ci lal bi lañ koy def ak ci njegenaay ci oreiller yi da nga ciy dindi tuuti dugal def ci duy ko si biir oreiller yi teg us bi ci kawam drap bi même chose da ngay dindi li tolloog torse bi ba ci kaw partie boobu lañ koy suy rek surtout nag fii tolloo ak bakkan yi pratiquement côté yooyu lay nekk boo rofee sa lal ba mu baax ku fa tëdd même yow boo tëddee boo jógee xet gi daf lay topp sa deru yaram bi da koy xeeñ booy sangu yaa ngi koy sentir même boo yeewoo ci suba teel bi day topp sa deru yaram bi léegi la nga jege nit mu ne la loo laal lekk ma ni jeeg rek mooy dëgg ñu ñëw ci cosaan ba léegi lii nag maman loo ma ciy ñamal waaw lii dëgg la mais dëgg bu ñu mocc la macha allah moom tamit dañ koy raxas baxal ko baax na ci règle douloureuse yi baax na après accouchement yi dafay defar jigéen en quelque sorte daf lay tëj daf lay jox aussi xet bu neex gis nga digg jëy yi boo koy faral di jël danga koy baxal rek di ko naan comme ndox bu simple ku ne xam na ne dafa naturel mais day faj ay biir yuy metti day dindi impureté yi ci sa yaram yëpp macha allah te ñi koy faral di jël du ñu am ay perte ak ay infection loolu moom dama koy assurer en quelque sorte li ci nekk ci ay vertu ñun buñ ko doon wax tey ba suba du jeex voilà day dem ba nga xam ne même ngaang boo ko defee yow da ngay sentir ne sa odeur gémmiñ moom lay xeeñ nga baal ma maman mais parce que perte blanche bu ñu ko waxee sonalul jéeg ji kese même am na jànq yoo xamante ni dañ naan la perte blanche daf leen sonal mais déggoo ma ne règle douloureuse am en général règle douloureuse yi les jeunes filles lay dal voilà en général moo tax
ñoom dañ koy faral di ko jënd mais nga di ko baxal di ko naan même aldanki bi noonu lay def moom mu ngi ci suuf yaa ngi koy gis pratiquement moom it dañ koy baxal di ko naan waxoon naa la ko ci suñu émission bi passé mais macha allah bu ko jigéen ñi jàppooyee yenn yu bëri danañ sentir parce que gis nga même nañ ma baal ci terme bi même bu fekkee da ngay saw même quand tu fais pipi xet bii mooy faral di génnaat wallahi azim li ngay saw dootul xeeñ saw digije bii lay xeeñ pour nga xam ne lu am importance la dafa am torop solo chérie loolu moom man maa ci waxoon sànq ne mooy sage-femme jeeg mais naa leen xamal leen maa changé ci non gynécologue jigéen ñi laa koy woowee parce que li mu fi wax kat dafa am solo boobu dal na mais maman du ma yem foofu de parce que man j'ai un problème tey daal du yomb maman man nem xam nga lu ma ko doon gisee ñi am tension en général laa doon gis ñu leen koy digal neb lu muy ut ci ay cuuraay yaa booy waaw nag ma jox la ci secret neb bii neb original la aussi du bu ñu wol bi sax ñu naan dañ ko rax ak affaire yooyu voilà neb bi boo ko xoolee nii pratiquement dina sa xel dina dem ci tradition ci lu bare neb day faj ulcère neb day faj tension comme noonu nga koy waxee neb day faj infection ci jigéen boo ko tojee nii quelque kii rek xam ni muy def nii pratiquement parce que yaa ma dugal ci wax mënu maa ñàkk a wax xam nga affaire yi mënu ma koo junj rek bàyyi ko noonu parce que bëgg naa même bu ñu ko wutee wut yenn yi sax si yow bu ñu tasee moom quelque part ñu mun di ko utiliser gis nga doom yi ni mu mel nii da nga koy def quelque part nga toj ko du lu ma créé nag comme ñoo ma dugal ci lii yaa ma ne docteur ñee ne ma gynécologue ñeneen ne ma leneen il faut ma gëstu te gëstu bi du jar may dem Paris wala Angleterre déedéet ñun ci li ñu am fii ci laa yem ba pare parce que dafa bari loo xam ne ñun suñu yëfi bopp la fii lañ koy jëlee yóbbu ko suñu ko yóbboo ba mu yegg ñu defar ko soppali ko def ko beneen produit andiwaat ko di ñu ko jaay nañ bañ ñun ñu yor brut bi nañu utiliser suñuy brut en quelque sorte bii da nga koy toj tuuti ba mu kii lu mot 5 feuilles comme nii def ko ci sa bouteille bàyyi ko sa toilette voilà boo demee sa toilette ba nga raxasu ba pare nga mujjee ko tout le temps sa kanam day fermer waat jigéen ci lu gaaw day dindi infection day dindi xeti kanam et tout macha allah lii yi ci nekk yëpp aussi duma ko mën a wax sax ci émission voilà vraiment dañ koy baxal aussi di ko naan moom tamit baax na ci loolu nga def ko naka laa koy waxee lotion voilà tisane noonu di ko naan c'est très bien baax na trop voilà moom it baax na trop am na trop pare nga wala pare woo yow daa mel sa peñe bi yaa ngi naa jàmm de sama peñe bi yaa ngi naa jàmm mais boo bëggee tamit ma ñamal la ci ñëwal xuus waaw des na boobu voilà bi mooy aldanki bi ma la doon wax noonu moom it dañ koy baxal comme son nom l'indique voilà aldanki voilà waaw gis nga moom it ay kii yu bari lañ def ci biir ceeb bi mi ngi ci biir écorce bi feuilles yi pratiquement en plus dañ koy mocc moom tamit su ma waxee loolu soo niñ koy dinañ xam bu baax li may wax dañ koy baxal di ko naan moom it mën nga ko jël pendant une semaine baxal ba mu ñor nga def sa bouteille def sa frigo saa yu wàññi ko nga rempliraat sa ndox di ko jël day tax biir yu métti ci yenn période yi du la dal day tax sa biir di set infection yeeg moom yooyu yëpp aussi boo koy jël doo am problème yooyu day setal jigéen en quelque sorte après accouchement après les règles rek yëpp dañ ko war di jël macha allah moom dafa baax li ma neex ci wax ji rek mooy da nga koy consommer te du am benn effet secondaire parce que amul benn produit chimique en quelque sorte voilà lu am solo la ba tey ñu ñëw ci table ji peñe bi de moom pare naa ci pare nga ci yaa ngi jubbi si table bi yóbbu naa la kàttan amul benn bàyyi naa la nga ñëw dalal ak jàmm si sa table waaw ñoo ko déggandoo moom mooy borom rubrique caf-cas mais ba tey madame Thioye ma am benn question bu ma lay laaj boo xam ne internet yi ñoo ko bëgg dëgg la nee yow dañ laa gis nga doon femme bu cool bu noppi dëgg la léegi nag ñu bëggoon nag nga wax leen sa secret ndax jekkoo jekki rek mel noonu nga bëgg nga ñamal leen tuuti daal sa secret waaw secret bi mooy dal rek chérie xam nga jigéen nag moom dafa am fu ñu koy xaar jigéen dafa war a douce voilà dafa war a douce en quelque sorte nit mën na am fulla te du ñàkk xorom voilà nit mën na am fulla te du yambar aussi mu nekk caractère bu nice ci jigéen dafa war a oyof am fulla am dignité en quelque sorte ba pare oyof daal ci la bokk parce que tey pratiquement nit ku nekk ngay amal affaire te am na benn niveau boo xam ne boo fa bëggee toog pratiquement kenn du la fa fekk nit ñi boo buggee dugg torop ci seen biir il faut nga wàcc ba yem ak ñoom voilà surtout que àddina lañ nekk daal daanaka ñëpp a bokk yem pratiquement tey dafa am loo xam ne yàlla yow la ko jagleel mënoon na ko jagleel sa morom parce que lii mën naa ne
c'est un don wax dëgg yàlla ndax du lu ma jàng du lu ma doon pratiquement lu ma bëgg rek la parce que tey bu ma xoolee ni inspiration wu noowu Kër Jeeg ji ñëwee ci man dama créé sama benn boutique à Louga toog le temps ñuy chargé bagage yi ma woo kiy ñëw pour bindal ma defal ma écritel bi à la porte ma toog sama yaay laa ko doon tuddee voilà Adja Fatoumata Ba yaa Adja laa ko ndax doon tuddee ba ma woo ko wax ko mais fi ma toog ak bagage yi ni ñu ko commencé chargé j'ai vu que ne jigéen ñaa ngi dugg di génn di dugg di génn ma ne waaw fii daal Kër Jeeg ji la comme ça non bi ñëw bi waa ji ñëwee ma ne ko bul defati Adja Fatou danaa waxtaan ak sama yaay bindal ma ci kaw Kër Jeeg ji moom dafa commencé ba ci kanam mu wàcc dem ba sori taxaw mu ne ma man damay posé wu la question madame lii naka la mën a ñëwee ci sa bopp bi ma ne ko dafa bokk ci man moo tax ça a été vraiment naturel et xam naa ne loolu laay dund ba tey parce que xam naa ne sama copain bu ñaawul du ma bàyyi ma waaw nee na ma li ne ci sa bopp bi boo ko exposé wutoon ci table ji ma xam ne du ma dem mais moo ma gën a xam vraiment il fallait que je partage avec mes sœurs parce que am na loo xam ne tey boo ko téyee pour yow rek pratiquement day nekk pour monsieur Thioye kese te kon ñeneen ñi xëj na dinañ xaw a tumuranke tuuti moo tax nañ bokk ak ñëpp ku ne bokk ak monsieur xam nga Sénégal jëm kanam su ko defee kër yi daal di neex ak ñëpp du ma wax sa Sénégal rek am nañu confiance donc dañ koy sant yàlla te gis nga Binta lu nit di def mu jikko na ci sax parce que ñëpp dañ may woone ma madame dañ lay remercier d'abord ci sa modestie ci sa humble ci sa vraiment am le sens de partage oyof bi xam nga nee nañ ak mën a sañse bi ma ne leen maa ngi jéem waaw xam nga mu nekk loo xam ne macha allah daal dañ koy sante yàlla parce que comme foofu lañ lay xaar il faut ngay génn foofu en quelque sorte voilà dal bi ci la bokk parce que nit ak rambax dara mënul dem message yi ñuy bëgg a passé yëpp tey bu doon damay wax ngay wax kii di wax kenn du dégg kenn du comprendre au contraire day énervé nit ñi ba duñ seetaan mais tey dal bi cohérence bi waxtaan bi importance bi mu am ak valeur yi mu am mooy tax nit ñi tout le temps am na ñoo xam ne nee nañ ma defatuñ dara lu dul di seetaan Sénégal TV ak madame Thioye Kër Jeeg ji bari nañ ci morom wallahi azim benn dame Angleterre nee na ma sama connexion ñun mënuñu jënd paas sama connexion léegi dana xam boppam nee na ma du def 15 jours ak man ndax sa vidéo yi su ma xasee wàcc damay yàkkamti sànni sama saag bi sangu naa julli ba jaaxaan ci kawlal bi épisode bu jeex ma seetaan beneen épisode bu jeex ma seetaan beneen may remercier de passage sama partenaire Fatima ci France moom tamit doomam yi nee nañ ko mais maman tu passes tout ton temps à regarder cette dame mu ne leen c'est ma copine moom it maa ngi koy def un gros coucou vraiment ma lay xamal ne li ñuy xaar rek macha allah loolu laa leen di bëgg di jox ba mu jeex te gis naa ne ak Sénégal TV tout est possible macha allah wax sa mot de la fin waaw Binta nag il faut nga ñëw ci sama table ji parce que yow ki de la passe chariot bi mu tëb étape bi dama ko lancé woon défi loolu moo ko jàpp ba léegi man new ma la déet parce que Binta xam naa ne dafa mel ni dafa ragal li ci table moom peñam dafa diis moom presque lii na lépp ndax moom dafa ñëw na gis affaire mais moom chariot bi la laal moom mi ngi woon ci chariot bi yow il faut nga egsi wax ak gars yi ñu xam li ci waaw man ci li may wax li bu ma ñëwee sànq bi ma jaaxal mooy bii moom bu ma ñëwee moom laa njëkk a posé question boobu posé naa ko question boobu ñu kii lan la waaw boobu Binta ventilo la d'accord ventilo la waaw sama càmmiñ dina ci delsi ndax moo ma gën a xam ndax ñëwoon na ci waaw dafa nag jeexoon pratiquement mu ngi doog a yegsiwaat ak yooyu machine bi bëggoon naa ko jël def démonstration programme bi et tout mais damay bañ ñu sàccati ma ndax nag sama càmmiñ nag waaw sama mbokk yi sonal nañ ma instant bi lu ma teg ci table ji ñu photo ko ci écran bi di wër fépp di ko lancé non il m'arrive sama partenaires yi nekk à l'extérieur ñuy jotaat ay photos yoo xam ne gars yi dañu may defal ay capture d'écran di wëri sama article yi ci biti ndax jàpp nañ ne rek mais nag dama leen ne nag wax dëgg yàlla nañ dox ci créativité parce que loolu mooy dëgg madame Thioye dafa dox ci jéem leen a dox ci yeneen ndax wax dëgg yàlla nag topp ma rek fu ma teggi sama tànk ngeen teg ko fa ñàkk fayda mënu weesu loolu dëgg yàlla nag nan leen waxante dëgg nag man damay créer bugguma dara monsieur Thioye namm ko ah sama équipe it bugguma ñu namm dara kon nag fexe leen ba seen équipe ñàkk a namm dara dox leen ci créativité di wuti yu bees tàq di ko jox seeni client du noonu loolu kese laa leen di digal parenthèse bu ndaw la mais mënuma ci woon ñàkk a wax ndax semaine bii moom dafa tas dëkk bi dama ci jot ay information yu doy waar dem na ci ba am ay comme dafa am sama numéro ak yooyu ki ko envoyé ci boppam dafa ne ko numéro boobu doxul effectivement numéro bi dafa am benn instant doxul woon wallahi azim ndaw si jot naa envoyé fii plus de 60 000 waa jooju góor la sax la doon traité
mu ne ko dafay koy livrer bagage yooyu ba sànq ba démb lépp nee na ko disponible na laaj na ko ci couleur yu mu soxlaa yooyu c'est une petite parenthèse pour gars yi mun a def attention bu baax ku jaayul góor liggéeyut ak góor man awma góor caissier bu may encaisseel jigéen sax bu leen waxee ne daf may encaisseel waxul dëgg j'ai un seul numéro boo xam ne c'est connu dans le milieu international de même que ici au Sénégal pratiquement bu ma kenn jéem a dóor bu ma kenn dévier sama client nañ ma dimbale nañ ma bàyyi ak yéen wax dëgg yàlla métti na franchement métti na trop waaw nañ bàyyi dóor yi nañ bàyyi dóor yi franchement nañ bàyyi dóor yi gars yi nañ def trop attention ku bëgg a dox intermédiaire sama diggante ak ñoom ku dul sama assistante nañ bañ parce que dëkk bi léegi dafa xaw a doy waar te nit ñi mënoo xam seeni intention te bëgguma benn yoon ñu yàq sama réputation ci sama liggéey ventilo bii ma leen di woon nag waaw yaa ma gën a xam comme on dit bëggal rek garaat ci am ba mu kese fii ngay toog rek woo ma loo bëgg ma bindal la ko ci bu soobee yàlla message boobu bu ngoonee ba bër set muy défilé ci ventilo bi mu am benn petit ngelawam bu lay uppaale li nga waroon a wax yow nga noppi rek nga bëgg rek moom mu di la ko waxal ba mu yegg moo lay waxtaanal guddi gi ba mu jeex à suivre loolu foofu laay teg sama loxo ci loolu ñu jàll ci leneen bëgg ñëwal mënam tee ci bii laay ñëw bi moom mooy ban waaw bii yaa ko gis nga ko Binta bii gowe xooj la rek gowe gi nga xam ne jeeg bu ne war naa mën a am benn potu daaguwaale biir néegam waaw gowe bu nëb la bu xasaw xunnu boo xam ne boo amul sax xal wala lii jegewu la xam nga def naa sànq sama charbon yaa ngi jàkkaarloo moom léeg-léeg da ngay dindi sa dara rek ñëw teg ci ndànk ci néeg bi lu gudd nu mu mel nga sànni fa tuuti luy xeeñaat balaa ngaa tëdd dafa am solo trop waxuma la nga yeewu mais diggante bi ngay nelawee ci guddi gi sax saa yoo ci yeewoo cuuraayatal door a tëdd waaw man loolu laa gëm en quelque sorte yii moom dafa war a nekk arsenal yoo xam ne dafa war a des ci néeg bi bu soree rek nga wutal ko remplaçant dolliwaat parce que jigéen dafa war a am bagage te lii dafa ànd bu baax ak lii war nañu am ànd électrique war nañu am suñu ànd charbon yi nga xam ne tey du électrique waaye fu la neex nga jaagat rek moom waaw charbon ci biir wane naa ko sànq da ngay taal rek teg cuuraay bu la neex nga teg ci bu la neex dugal ko ci sa biir yére yi suur ko du lakk amul benn danger gis nga ko ni mu rafetee nii formam bi pratiquement fu la neex nga cuuraayee ko aussi mën nga jaabanteeg moom ci biir kër gi ba ca cuisine ba sa kër daal di xeeñ neex jeeg daal na saf jeeg jeex na voilà ba tey yéen a ngi seen émission nekk lu jigéen waa mbir moo ci sànni wax tuuti ñu def soxna Binta man dama ne woon dootuma laalaat lenn ndax sama peñe pare na mais nag ku dend ak yu baax foo jaar wax ci dama fi gis lu ma jaaxal lool maman lii moom lu mu doon waaw chérie gis nga yooyu moom pratiquement pare ko xam nga dama la ne bagage yi da ngay ñëw fekk daanaka muy doog a gars yi dañu ko commandé woon muy doog a si gis nga li dafa ànd ak acier moom comme ventilo bi rek pratiquement dañuy wax message yi nga bëgg ñu véhiculer la moom yooyu wax ñu programme ko ci ak machine yi dafa fekk maa ngi sama oto rek su ko defee loo bëgg ñu bindal la ci moom lañ la ci bindal waaw moom fer yi ñooy ànd gis nga su ko defee nga daal di takk sa fer taal ko day déchargé wu dafa ànd ak chargeur aussi comme téléphone voilà boo taalee gis nga malheureusement changé wuñ ko parce que c'est pas un programme suñ programme yi ñu bind li ñu bëgg a bind yëpp pratiquement bu amee charge boo ko taalee muy défilé ay message am ngay yéen loolu dina toj de ay message d'amour waaw message bu la neex yéeme na bu la neexee sax li ngay laajee dépense bu suba nga binaale loolu ko yaa ma gën a xam avec madame Diop tout est possible gis nga yemul ci loolu parce que tableau bi dañ koy détaché c'est démontable mën nga ko def tey ci sa nuisette waaw day tey ci sa 2 pièces waaw ci loolu xoolal ma lii day dem fépp lay nga koy mën a agrafer mën na dem ci 2 pièces mën na dem ci nuisette mën na dem sax ci rideau yi fépp foo bëgg a jàllale sa message bu la neexee comme genre acier la mën nga ko sax taal ko sa kaw lal bu bouche bi préparé wu am naa def man daal dama bëgg jéggi daal bañ di copier leer na sax à la lettre dañuy génn di créer di génn ci yu bees à chaque fois parce que def moom defit rek la mais nañ jéem tout le temps ñu génn ci yu bees tax lu am importance la maa yërëm ko fi ñëwagul waaw gis na ba léegi yooyu baax comme ni ko Binta di waxee des na de des laa leen di wan nii waaw gis nga yaa ngi ci MP bi te lii boobu day jël carte mémoire ak clé nga neexee nga connecté ko à sa téléphone aussi Bluetooth la voilà su ko defee moom it gis nga lampe bu rafet la taal ko am na ko tege ci sa table de chevet
muy def jaune yooyu. di changer couleur. macha allah bu dee alxuraan nga ciy déglu. macha allah chose day topp rythme bi. génnee ndox mi noonu. bu dee leneen nga ci bëgg a def it lu mel ni tey Wally Seck riig beeg yëpp dañ koy fekk ci biir ni. waaw day ànd ak moom. da ciy baax fayee lampe bi ba moom kese muy tàkk. loolu léegi ci jamono ji la bokk. dara du ko fay. Cey maa yërëm ñi nekk bàyyi leen ma taxaw foofu maa yërëm ñi nekk ma taxaw foofu parce que li ma ñu xam bari na. kon nag ku ma jël ci suuf rek ma wax la li ci ne. kon assuré soxna Binta. waaw Ben Diop ci yi nga ñëw baax na mais ba tey madame Thioye damay laaj lan ngay jox conseil yi sama mbokk yaay yow yi nga xam ne am nañ doomu jigéen ëllëg ñu war leen a préparé ñu ci biir néegu sëy lan nga leen di conseil. maanaam Binta bu ma la déggee ni ñuy tënkee lépp lu ñu doon wax léegi comme conclusion comme solution en quelque sorte ci problème bi ñu doon évoqué sànq. waaw Binta ma lay wax ne la doom moom da nga koy yar jox ko valeur. loolu boo ko defee ci moom bàyyi mu dem pratiquement valeur su ko nit xasee ba am na base am na fondement. feneen fu mu dem dina fa mën a toog parce que valeur tey ci jigéen mooy nga xamal ko àddina nga yar ko ci l'islam bu dee jullit la nga muñloo ko lu gën ëpp importance parce que tey gis nga sëy moom lu tax Binta buñ ne sëy rek ñu ne muñ la am na lu ne ci gannaaw ndax ménage ak ni mu neexee fu ma toll wax loolu lu tax buñ ne la sëyal rek après ñeneen ñi ne la da nga muñ kon am na lu ñu waxul lu ne ci biir loolu ñu waxul nag préparé ko ki ngay yebal ba bu demee du dellusiwaat parce que bari na tey ménage yoo xam ne dégg naa tribunal dossier yëpp di forcé nga dem chef de quartier yi nii lañ tegalee affaire yi non nañu dellusiwaat suñu xel yi jéem a def ci suñu xale yi ay valeur jéem leen a jox ñu leen mérité ci la bokk nañ bàyyi gis borom xaalis wala lii loolu it beneen tam la rek daal dugg ci ñoom buñ leen jàngat jël benn xale dénk leen ñu yàqu ko ñetti fan ñu sànni ko foofu indil ay parents moom problème indil xale bi problème mu àddina yu dul jeex yooyu yëpp il faut ñu di ci bàyyi xel xam naa ne li ñu war a wax ci société bi macha allah bi bari na mais pour ñu tënk ko il faut ñu yem foofu ñu jàpp ci ñëpp ñu def ci ñoom ay valeur ñu def ci ñoom dignité macha allah ñu mun leen préparé ñu dem toog seen kër yi ñu def ci ñoom muñ nag jàngal leen li nga xam ne moom muñ jigéen buy dem ci këram loolu moo nekk li nga xam ne moom la war a jiital ci léppam lu jëkkëram am na ko doylu lu mu ñàkk mu muñ ko lu ñu am ñu bokk mu nekk confident wam nekk xaritam numéro 1 lu mu yenn mun na fanaan ci moom du ma wax sax loolu dama naan lu mu xalaat rek na dem ci bokk ci kër parce que tey dana am suñu toll sax dootuma wax lu ñuy wax mais communication des consciences tey doon dafa am rek man il m'arrive ma xalaat rek sama li ko xam ne kon laay asi rapprochement la loolu dañ ko war a cultiver ñun ñëpp parce que gis nga xaritoo yu bëri yi taxawaale yu bëri yi fajul dara nañ jéem a yar suñu doom ci li nga xam ne mooy dëgg boobu ëllëgee duñu am déception ndax li yàqu yow kese yaa ko moom lu baax la bokk ak nit ñi kon nañ jéem a def ci valeur yoo xam ne ci ñoom tey alalu ñëpp la ñuy doon ñu réussir seeni ménage bañ a bokk ci ménage yi nga xam ne du am sax une semaine di brisé ndax ay problème de famille waaw ñoo ko déggaloo madame Thioye joxe na conseil bu am importance di wax sama mbokk internet bu ñuy seetaan ñu yar seeni doom bu baax ndax tamit néegu sëy dafa lëndëm tey jii ku dem gisoo yaay gisoo papa di nga jaaxle may wax suñu yaay lañ baax nañ yaraat seen doom yi jigéen bu baax xam ne jigéen dëkkul fenn fu nekk lay dem yaay boobu maa ngi lay bàyyi nga wax sa mot de la fin. waaw mot de la fin nag di tax naa di leen remercier waa rek yow wax ngeen sama xarit voilà di remercier staff suñu cameraman yi nekk ci gannaaw sama sama càmmiñ Moussa comme ni ma koy waxee di remercier waa Sénégal TV yëpp commencé ko ci sama DG Lamine Mbengue voilà di jiital nag ci nuyoo bi monsieur Père bi nga xam ne du sotti ci man moom la macha allah ñu ma mel rek moom la moo ma yar moo ma mottali moo ma forgé franchement parler lépp lu ma am ci sama savoir vivre dund rek moom laa koy santé te xam ne lii tey lu ma encouragé la ba mu yegsi fii ndax bu ma yëkkati woon mu ne déedéet kon xëy na du ngeen ci jot ñu ko koy santé ci yaatal boobu mu bëgg ma yaatal ko accompagnement boobu ci ànd ak lépp lu mu ci doon macha allah ñu may remercier sama cliente yi nekk partout dans le monde di remercier sama mbokku GP yi nga xam ne ñu ma leen bàyyi ginnaaw ñi nga xam ne ñooy jëlee bagage yi di ko yóbbu fépp dans le monde macha allah di xamal gars yi ne kër jéeg gi Angleterre ubbi na ak Aïssatou moom dina xam les clientes yi nekk Angleterre dinaa leen jox numéro macha allah ku ci bëgg bagage bu gën a gaaw mun ngaa jokkoo ak moom ndax lépp macha allah madame Ndaw ko ndax moomu voilà di leen wax ne à suivre macha allah di ñaan ñeneen ñi aussi ndax am nañ ko États-Unis am nañ ko Angleterre na ñeneen ñi yëngu man maa ngi leen di xaar di kër jéeg ji rek foo leen bëgg ñu ubbi ko fa sama cliente boobu ci Indonésie Jakarta nee naa ko bu dee foofu la sax dinañ fa ñëw amul benn problème
il suffit ngeen bëgg rek ni Moussa di waxee. bëgg rek ku ci bëgg rek moom. waa Gambie di remercier sama cliente yi nekk naka la seen kii bi tuddati waaye du Kenya bon Ghana autant pour moi voilà ñooñu tamit pratiquement ñu bees lañu mais ñu bëgg ci produit yi lañu. di leen wax leen ñoom ñëpp ahlan wa sahlan ñoom ñëpp xeet nañ ci ñëpp nañu nekk les bienvenus macha allah ñu ñëw ñu bokk suñu expérience ak suñu bien faire. voilà léppoon ci table bi ñu xaar ci man rek yàlla nañ ko di fekk yàlla bu exception am. kër jeeg di gën a yokk gën a yaatu génn ci yeneen facette projet yi bari na ci école de conseil ñu ci voilà. loolu yëpp mu ngi ci suñu xel yi parce que lu ngeen bëgg rek ci loolu la ñuy dox te xam naa ne comme yéen a ñuy xaar fépp yàlla na yàlla mën a def ñu nekk fépp macha allah bu gënee rek yàlla na gaaw ñëw parce que ñun wax dëgg yàlla ci loolu rek la ñuy dox te xam nga am na ñoo xam ne bu ñu nekkee sa ginnaaw dootoo ragal dara du ma tudd kenn ku ne xam na boppam macha allah ñu sant yàlla di leen remercier bu baax a baax encore une fois di leen ñaanal yokk ba yëkko di leen ñaanal ngeen yokk ci seen entreprise fi ñu toll ren bu déwénee yàlla nañ xam ne passé nañ fi ñu toll woon di ko sante suñu borom macha allah di ñaanal ñëpp ñu ci jàpp parce que ki jënd benn article fii sax jàpp na ci ndax ñooñu ñoo lay encouragé ñooñu ñooy tax tey loo sonn il faut nga toog wax ak ñoom loo sonn il faut nga wëri sa lu bees ñëw wan leen parce que tey kenn mënu toog benn ruq rek gisandoo lépp waaye ak madame Thioye di nga toog fi nga toog ñu fekk la fa lépp lu bees bu ma créé da ko ci taaw dina bokkoon yow loolu ci bëgg ci expérience bi bokk ndoo ko dund ba dootoon na ma dara ndax man xam nañ ne sama staff bi namuñu tout si jeex kon nag loolu dañ koy sant yàlla bu baax a baax macha allah di leen jox rek loolu sama mot de la fin di remercier sama parents yi sama xale yi voilà sama équipe bi ci kër gi mes enfants sànq nee nañ ma maman day ñu tudd ndax yow dañ lay dimbali si sama bagage man la Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi lay remercier yaa Ibrahima Thioye ak Thiat Mamadou Lamine sama xaritu xol macha allah di remercier sama taabu boobu Mouhamed Thioye macha allah di remercier Kounta Fall mi nga xam ne moom it mooy sama njëkkee di sama chérie di sama assistante voilà jege ma lool te duma rek comme ni ñu koy waxee di remercier xale yi jàpp ci sama liggéey yëpp lay penn bi ñëw tout récemment di remercier maman mi fi jaaroon ak équipe yi daan jaar les Adja et autres sans oublier personne ndax damay bëgg tout le temps di amante ñoom kóllëre ndax wax dëgg yàlla bu toon ak ñoom du ñu si fii tey kon nag ku fàtte sa démb rek sa tey lu dëgër nag man du ma leen fàtte benn yoon yéen ci man ngeen bokk macha allah maa ngi remercier ñëpp franchement di kontaanaat ci jotaay bi di profité di balu àq di leen baal ndax ci tam xarit la ñu jógee Moussa dégg naa ko cere yi foofu mu laal aussi nooy na message am jàll na ma ngi remercier voilà di remercier ñëpp encore une fois di leen jox rendez-vous très prochainement macha allah di leen ne bye bye à la semaine prochaine merci beaucoup. waaw ñoo ko dégg moom kii mooy borom Thioye borom kër jéeg gi kii ngeen jëm la ngay tëjee. waaw comme ni ma leen koy waxee saa su ne rek nee naa leen cawarte laay ànd ak saa su ne di présenter rubrique cas cas di leen wax ne affaire bi fii la si madame Thioye moom sa jëkkër jarul dem ci sëriñ boo bëggee loo wax monsieur mu ne waaw balaa moo xëy ci liggéey sax ne la madame ndax ma dem dama ne secret bi fii la nee naa leen avion du moroomu vélo bu loolu lépp passé affaire bi aussi seen TV la fi ngeen ko jàpp fii la nee naa leen fii la cere ji safee laaw di leen wax merci beaucoup encore une fois ci beneen numéro ci beneen rubrique merci. ñoo ko dégg nag kii mooy leen di leen jox rendez-vous di leen dolli ci ne tali bi pour oto yëpp la waaye ku 4x4 romb nga xam ne 4x4 romb na jël nañ boobu mu dolli ci biir dañuy dem ba ci beneen yoon rek incha allah rendez-vous seen beneen numéro nekk ni jigéen ci kër Jeegi merci à nekk ni jigéen jig na wa jig